jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu jàpp policiers yi faatu woon ci manifestation bu amoon février 1994 ñaar fukki at ak juróom-ñett kon mi ngi nii ci fàttali capitaine Babacar Ndiaye fa la ñàkkee woon ay yoxoom muy loo xam ni fàttaliku bu metti la ci meeting politique boo xam ni daa mujjoon a débordé coordination force démocratique ci jamono ñoo ko organisé woon Maimouna Ndiaye Mortala Gaye ci fàttali ko capitaine boobu. bisub àllarba la woon fukki fan ak juróom benn ci weeru février atum 1994 ci ab manifestation boo xam ni ñi fare ci CFD coordination boobu ñoo ko amaloon bi nga xam ni mi ngi jéggi dayoo ci la policier yi daal di ñëw ci bi ñuy amal seen liggéey nag ci la am ñoo xam ni dañ leen a faat seen lim toll ci juróom benn am ñoo xam ni dañ ciy jële ay gaañu ëpp nañu ñaar fukk moom lieutenant Babacar Ndiaye bokkoon na ci ñi nga xam ni seen gaañu dafa metti woon torop. seen manifestation bi ñu ngi ko doon defee à l'avenue Charles de Gaulle à un certain moment les manifestations laaj ne dañ bëgg a manifester yuuxu ko ñetti yoon Abdoulaye Wade ci boppam ne leen da ngay bëgg manifester leen. moo ne de ci oto bi mu nekkoon mi ngi doon ñaax ay ñoñam ngir ñu def ndànk grenade lacrymogène yi. nekkati ma bi may wax loolu xaw ma ne man moom may daal man. ci bi mu nekkee ci diggante dund ak dee moom fonctionnaire bi ñu bàyyi ko noonu ci tali bi. dañoo daw bàyyi ma fa donc ils ont laissé leur chef sur le terrain. c'est un militaire un caporal Diédhiou qui quittait l'hôpital Yasso mu jaar fa gis ma c'est ngay xool de 14 heures à 19 heures ma tëdd foofu di sañe. dundam nag lépp daal di soppeeku. man li ma xam ne j'ai été amputé xam nga amputation bu kii dafay tàng toujours ak bandage bi ma def nii sama loxo yi def nii dajuma dara ma daj bandage ma def nii ma daj bandage ma ne donc j'ai été amputé. xam nga yéen ngi wax amputation ñaari loxo ñàkk kooko ñàkk sama bët ñàkk naa ko sëy et je vis avec des acouphènes c'est-à-dire avec des sifflements dans les oreilles c'est ça jusqu'à la mort. bu weesoo li ko dal moom lieutenant Babacar Ndiaye mu ànd ci ngëm tey jii nag nee na ñàkkul dara ndax kat njabootam ñoom ñëpp ak am di jàmmam ñi ngi koy defal saa su ne. ay activistes yu bàyyeekoo Ndakaaru jëm Bamako ngir jàppale Mali ci embargo CEDEAO bi ñeent fukki fan la ñuy def ci yoon bi dañuy dox ak seeni tànk ba yegg foofu ca Mali ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru avril bi nu dëgmal lañ leen fay xaar Habib Faye Pape Sangone Mbaye ci leeral. Sénégal tëj frontière am ak Mali juróom-ñeent fan ci weeru janvier bi léegi ndogal neexul benn yoon activiste yi nekk fii ci biir réew mi ca ñoom bokk na ci DJ Kemtaan ma nga xam ne moom moo sooke doxuk ñaxtu Dakar Bamako ay ñoñom noppi nañ ngir jéggi frontières yi wane seen nakar départ nañ niki tey ca kanamu ambassade bu Mali bi nekk fii ci Sénégal. marche maanaam dooleel la dañoo bëgg dooleel Mali ndaxte dañoo gis ne Mali dafa soxla ñu dooleel ko ndaxte ñu ngi koy noot Mali ñu ngi koy teg ay daaneel yoo xamante ne teguñu ko ci yoon benn bi CEDEAO beneen bi aussi mu nekk waa France beneen bi aussi tamit mu nekk ñun suñu dëkk nekk le Sénégal. seen jom ak seen fit ñu ne moom la ñu jiital ñoom ñooñee jël nañ lépp la nga xamante nit ay matuwaay lañ ngir egg Bamako fii ak ñeent fukki guddi te bés gu jot fas yéene nañoo dox fanweer ci ay kilomètres. ñu ngi nekkoon ci limu fukk ak ñett mais nag du ñëpp ñoom ñooy dem. am na ñoo xam ne dañuy dox ak ñun ba benn nombre de kilomètres ñu dellu am ñoo xam dañu fay fekk te dëkk bu ñu nekk aussi bu ñu dem tamit am na ñoo xam dañu fay xaar bu ñu ñëwee dañuy dooleel ñu def foofu activité dugg ci médias yi waxtaan ak médias yeeg yooyu yëpp et puis après ñu daal di continuer la. fas yéene nañ ko dox nag ci ñeent fukki fan. waaw bu ñu demee ba su yaram attan ko sax mun nañ gën a accélérer parce que bëgg nañ dox lu ci toll ci fanweer ak juróomi kilomètres ba ci juróom fukki kilomètres bés bu nekk
waaw bu ñu ko defee nag yaakaar naa ne fii ak ñeent fukki fan dinañ war a mën a dugg biir Bamako. waaye lii ay risque dong moo ci ne ci seen i kàddu. xamante ne dinañu invité bu ñëwee seen kër yi ñu ànd ak ñoom lekk ainsi de suite quoi. amuñu si ay ñoo xamante ne dañ ñoo gunge ci trajet bi maanaam dañ koo demal ak ñun maanaam suñu bëgg-bëgg ak suñu gëm-gëm ak suñu ay propres moyens yaakaar nañ ne dëkk bu ñu dem tamit dina am ñoo xamante ne dañuy yëngu si wàllum santé bu amee ko ci feebar si diggante bi dinañ la toppatoo yóbbu la ci hôpital maanaam faj la bu fekkente mën nga continuer boo mënul continuer nga toog noppali ko fekk ñu Bamako wala nga dellu si. waral na ñoom ci seen bopp ñu ne tàmm nañu di def ay doxuk ñaxtu ndax at gu jot daañu dox lu toll ci 150 kilomètres yu tof jóge Dakar dem ca Ceytu di village bu Cheikh Anta Diop bi la yoon fas yéene ñoo egg 20 fan ak juróom-benn ci weeru avril ca Bamako dana fekk sax seen ñooñ ay activiste toog da leen fay xaar. ci wàllu santé la ñuy àddu jëmaleek waa ànd gësëm syndicat yu dajaloo. nara dem ci grève préavis bi déposé nañ ko tey jii diggante 16 mars ba 17 septembre fu ñu ko jekkoo kon danañ ko def seen ñaxtu Ndeye Diakhaté mooy deuxième vice-présidente ànd gësëm dénk na ko Cheikh Diop ak Thierno Laurent Mendy. incha allahu rabi mi ngi commencé def nañu dépôt tey fukki fan ak juróom-benn ci weeru février donc muy couvrir. ba 16 mars au 17 septembre. comme danoo gaaw fàtte ñu fàttaliwaat leen ne leen indemnité de responsabilité bu paramédicaux yi mënta ñàkk. beneen bi comme yi nga xam ni ay conseillers en action sociale ñoo xam ne ay kilifa la ñu woon di ay liggéeykat ci beneen partie bi nga xam ne mooy action sociale ñu ne ñooñu tam faaw ñu delloo leen seen ay cër. CDS nag mooy maanaam liñ daan wax bu njëkk comité de santé boobu moom jooy nañ ko jéeri jooy waalo pré DMC nag ak extension contractuelle ci EPS yi xam nañ ko beneen bi mooy fonction publique locale démarré nañ ko pour parachever ko rek wax dëgg yàlla xanaa loolu kay yomb na. xibaaru tiis bi ki nekkoon jamono ministre de l'économie des finances ca Abdou Diouf Pape Ousmane Sakho def na ko tey jii la ko def fii ci Ndakaaru levée du corps bi jàpp nañ ko ëllëg 11h ci suba ca mosquée Rawane Mbaye moom siiwoon na fi ministre de l'économie des finances boobook plan d'urgence boo xam ni mi ngi ko lëkkale woon ak Mamadou Lamine Loum ba muy nekk jamono jooju ministre du budget ba ñu dippee woon ko plan Sakho Loum. yann suuf sedd ci kawam ASP yi nga xam ni yëngal nañ démb dana am ay daan yoo xam ni danañ ko teg seen ndodd directeur général ba seen kilifa moo ko siiwal ne la ñu def dañoo jalgati yoon ba mu doon janook taskati xibaar yi la ko siiwal te it ne mosuñu leen dig ni dinañ leen dugal ci fonction publique bi dinañ ci ànd ak Dissa Préra ci leeral bu yembee dañuy dem ba Kayar foofu ministre bi yor wàllu napp gi teewoon na fa ak jafe-jafe yi nga xam ni soxna yi yëngu ci wàllu jënd ak jaay jën ba ci nañ koy defaree àggee nañ ko seen mbébét jafe-jafe yi naka lañ ko nar a saafara Alioune Ndoye àdduna ci Cheikh Anta Diop say latir ci leeral. bu ñu ci jógulee jëndee dootul amati ci réew mi loolee la ñu nemmeeku ci Kayar di ay kàddu yu Mor Mbeng di coordonnateur conseil local pêche artisanale rotal ci kalamu jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu napp gi dikkoon fii ci Kayar. tey jii monsieur le ministre comme yàlla dogal na nga ñëw ba suñu kanam il faut ñu wax la suñu jafe-jafe boobu. mooy lan la raréfaction des ressources ñun tey ñu ngi dégg si réew mi ñu ni jën am na mais boo ñu wàccee fii si tefes gi di nga xam ne Kayar day gis suñu jën te ñu ngi si jaaxle bu mat sëkk. bu ñu demee ba gaali Kayar en pleine campagne de pêche ñu takk seeni gaal ñii dem Joal ñii dem Cap Skirring ñii dem Kafountine ñuy nappe ji foofu. loolu nag monsieur le ministre am nañu si yaakaar ni di nga ci jël ay pexe. Kayar ñu ci bëri napp la ñu xam moom la ñu jàng te moom la ñuy liggéey waaye nee nañ saxaar yu mag yi jóge bitim réew di napp ci waax yi sonal leen. sonn nañ te li leen gën a sonal mooy la pêche industrielle. bateau yu mag yi nga xamante ne si ñoo leen ëpp doole man si géej gi lu nu mënul di def lu ñu deful. xañ leen lépp loo xamante ne tey jii seen teranga la. jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu napp gi nee na am na ay jéego yu am solo yoo xamante ne bi mu toogee ba léegi def na ko waaye nag xar na tànk tubayam ngir jàppale nappkat yi. nañu gën a joxante loxo
li ñu naqari progressivement dana fi jóge. bu ma leen ne tey mu jóge fi boobu maa ngi jéem a wax lu leen neex kon maa ngi leen di nax waaye nag da ngeen di xool ba may toog ak léegi ngeen xam ne ñu ngi ci yoon boobu wàññeeku na bu baax a baax. jëwriñ ñi xamante ne moom moo yor wàllu napp gi jox na sax lu toll ci 1 million ak ay matériels yu takku jigéen ñi nga xamante ne ñoo bokk benn kuréel di fédération des femmes actives bu Kayar. dañuy dem ba Kër Saalum Diané commune bu nekk la ca Foundiougne ay xàll ak yoon mooy seen ñaxtu seen jafe-jafe yépp ci loolu la aju te ñi ngi yëngu ci wàllu mbéyum gerte mi ña fay dëkke bokk nañ ci ñi dàq béy gerte bu ñuy seet ba tax bëgg nañ ñu taxawal leen ci seen jafe-jafe yooyu Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. mbedd mi ñu nekk nag sorewul dara ak mairie bu Kër Saalum Diané El Hadj Gueye mi ngeen di gis nag moom ci jumaa ji mag ji nekkee ci commune bi la jógee bi ñu ko laajee nag ci ni seen dëkk bi enclavé ndax yoon yu bon moom nag lii la ci tontu. waaw fii dëkk commerce la dañuy bay bëgg ko jaay da ngay bay sa pour nga jaay sa problème la. waaw ñu di sonn lool ne fii moom da nga am malade sa pour nga ñëw fi sa problème la ndax amoo yoon. dañuy sonn lool jigéen ñi dañuy sonn lool ku war a départ fii dem Sokone war a dem hôpital da ngay sonn lool am na ñoo xam ne dañuy lor sa si yoon bi. jigéen ñi nag ñi ngi toog jàkkaarloog mairie bu Kër Saalum Diané ñi ngi jógee ñu ci ëpp ci ñoom ci benn village bu nekkee ci commune bi tañ koy woowee Kër Laayeen Xooja ñoom nag ni yoon yu baax ñàkkee ci dëkk boobu daf leen di indil ay jafe-jafe yu mag ci wàllu déplacement. amuñ benn yoon dañuy dugg si ay paxale di dugg di génn si toujours jigéen sax du tolloo si diggante fi ne ne nga war a bayee ko sa dëkk ñëw fii ni jafe-jafe bu nekk mu ngi ci ndax yoon yu baaxul fan yi maa ngi dem xew oto xamut ndax ñàkk yoon maa ngi loon dem Dakar sama doom moo fa amoon doom ma fay dem bu ma xëyee aw ma benn oto moo fa nekk mënumaa dem sax xam nga loolu yëpp jafe-jafe yoon la. situation bi nag day gën a métti bu nawet jotee ndaxte ndoxu taw yi dañuy taa bu baax a baax ci piste rurale yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofee ci Kër Saalum Diané te daanaka benn baaxatu ci. yoon bi ñu gën a sonal mooy yoon bi jógee ko jagle jëm Dramé Escale boobu mooy bi nga xam ne am na importance dem ci ñëpp parce que mu ngi jaar marché bu ñuy wax marché Louma Touba Mouride jaar Kër Baawu Nditi jëm Njaanjaay Sanc jëm Dramé Escale mu nekk ñaari marché yoo xam ne ñaari marché yu am doole la moo ubbeeku ba Kër Madiabel tali boobu depuis 105 ans lañ ko defaroon ba léegi amul yoon mu ngi nekk 18 kilomètres. jafe-jafe ñàkk yoon yu baax ci Kër Saalum Diané naqari na itam maire bu bees bu ñu fa samp ci commune boobee nga xam ni daanaka ca frontière u Gambie ba la féetee. commune sans les routes mënul développer. commune bi dama soxla président jàppale ñu rapidement Toubacouta ba Nioro Alsanta tali boobu baaxul. Dramé Escale ba Saalum Diané baaxul. Kulaar ba Saalum Diané baaxul. Njaay Kunda ba Saalum Diané baaxul amatuñu yoon. Touba Mouride ba Sokone yoon bi baaxul. nawet bi dañuy so benn noor bi sax fu mu toll nii rang-rang yu métti lañu jaar pour ñëw. wàllu courant itam sooxe na fa loolu foofee ca Kër Saalum Diané ci ñeent fukki village ak juróom-ñett ya fa nekk daanaka juróom-ñaar rek ñoo ci am courant maire bu bees bi dana ca def ab priorité. dañuy jógee Foundiougne ak Aminata Goudiaby dem ba Ndar foofu programme bu yees boo xam ni Jeune Chambre Internationale ñoo ko fa samp ngir sëriñ daara yi am lu ñu dimbalikook seen taalibe yi ñuy wàññi kon tolaan geek jafe-jafe yi ñuy dëkkee maître coranique yooyu Ousseynou Diop ca leeral. Jeune Chambre Internationale bi nekk ci diwaan Ndar géej li ñu bëgg mooy ñi nga xamante ni ñooy borom daara yi mën a demal seeni bopp loolu nag moo tax ñu daal di leen di jàppale ñu am ay fer waaye tamit ñu daal leen di gën a renforcer ci lu jëm ci wàllu xam-xam li ñu namm nag ca mbir mi mooy fexe lu jëm ci wàllu yalwaan bi ñu mën ko dakkal. ren solo bi mooy dañoo ñëw pour installer un employé finalité bi mooy njeexital bi mooy ñu au moins ñu rendre autonome la daara. maintenant évidemment sëriñ daara mooy assurer le suivi. ñoom sëriñu daara yi ci seen i kàddu lii lu baax la ndaxte dina leen mën a may lu jëm ci wàllu nañuy nekkee ci biir daara yi mu am coppite rawatina xale yi mën a toog ci biir daara yi. jàppale gën a jàppale rek incha allah taalibe yi kenn dootul génn di yalwaan kenn dootul génn di saraxu kenn dootul dem fenn. ñoom nag seen i kàddu xalaat bi nguur gi da ko war a gën a mën a jàppale ndaxte gis na ni bu fekkee ni taxaw nañ ci yalwaan gi rawatina tambambalu bi nga xamante ni xale yi dañ koy def ci mbedd mi dina mën a dakk. ñooñu kat ginaar yi bu ñu ko defee sëriñ si mën na ci am ay revenu ay moyens yu baax yoo xam ne dina ko permettre taalibe yu mu yor sax au moins su ñu génn ci biti pour dem di yalwaane wala yu mel noonu. Ndar géej lu toll ci juróom-ñeenti junni ci ay taalibe la ñu nemmee ko bis bu ne ñuy wër ci mbedd mi. ay jamono ñu newoon maison d'éducation Mariama Ba jàngee fa ba tekki ñoo dellu si jàppale seeni rakk seeni doom ñi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji ca nañuy def rek ngir jaar ci yoon goo xam ni seen ëllëg dana leer surtout ci wàllu liggéey bi ñu war a tànn muy ay xeetu ambassadrice ay stage d'immersion ci entreprise yeeg yeneen yu ñu leen mën a taxawoo jamono ji ci yooyu lañ nekk ak première édition bi nga xam ni ci lañ ko amale Aminata Mbaare Sow ci reportage.
Aminata Mbaare Sow dinañ ci dikkaat bu yembee dem ba Paris foofu DER muy délégation à l'entrepreneuriat rapide daa dinay natt lu toll ci 7 milliards ci sunuy koppar ngir soxna yi ak ndaw yi ñu mën a financer seeni projet 3 milliards yooyu nag waa diaspora ñi nekk bitim réew lañ ko jagleel ci taxawaay lii Chérif Diop Hamza Diallo ci leeral. fonds wu 3 milliards ñu jagleel ko bépp immigré liñ ci jublu mooy taxawu waa diaspora ngir mën a jëmmal développement local. fonds bi c'est destiné sénégalais diaspora yi ñoo ko moom donc moo tax ne dañu fexe au niveau de la diaspora foo xamante ne sénégalais bëri nañ foofu Europe commencé tàmbali Paris sénégalais yi ak ambassadeur bi approprié projet bi pour que nit ñi déposer à temps jot financement bi parce que ñoom ñoo ko moom loolu moo taxoon ñu ñëwoon fii def présentation projet bi. DER/FJ moo ko taxawal di bànqaas bi taxaw ndaw ñi ak jigéen ñi ngir ñu mën a yokk seen koom-koom am itam ci lu ñu jàpp fonds diaspora bii nag ñi teewal diplomatie Sénégal ci bitim réew ñi ngi koy rafetlu. lu diaspora bi doon xaar la fonds bi moo tax nga gis engouement bi ci salle bi nit ñu jóge fu nekk. jóge Paris dëgg la mais jóge Bordeaux jóge Lyon jóge Marseille ànd ak consuls généraux yi mais association des jeunes des entrepreneurs sénégalais en France bokk ci yeneen réseau ak yeneen association bokk ci mooy wone ni mu leen itteel ak ni mu leen soxale kon lii lu am solo la loo xam ni dinañ ci ànd liggéey ñun ñëpp réseau diplomatique ak consulaire bi yëpp. bu weesoo secteuru bâtiment ak wàllu njënd ak njaay bépp projet bu immigré mën na am mën naa bokk ci ñi ñuy financer. initiative bu baax la déjà dafay sagal waa diaspora parce que ñun ay sénégalais lañ aussi. yow lan ngay def exactement yow ci éducation nga nekk exactement lan ngay def. alors man moo ngi jiite benn entreprise boo xamante ne mu ngi tudd Vijana Collection dañuy defar ay livres mais ay livres yoo xamante ne dafay génn ay woy et woy yi ñuy tànn mooy comme ay woyu xale ay comptines donc comme ay ayu nene. fonds diaspora bi nag dina financer ba lu toll ci 100 millions de francs CFA te ci bépp bureau consulaire bu Sénégal dinañu ko fa waxtaan. ci wàllu tàggat yaram ci tënk Sénégal daan na Mali ci jigéen ñi qualification Coupe d'Afrique des Nations bi ñu dëgmal ca Maroc 1-0 moo dox seen diggante ci match goo xam ne 72e minute la but bi dugg Ngenaar Ndiaye moo ko dugal mardi 22 février bi ñu dëgmal ca Bamako la match retour bi Sénégal kon jiitoogum noonu AS Pikine moom du def appel ci daan yi nga xam ni Ligue football teg na ko gannaaw coowoo yu amoon ca seen match ak Jaraaf siiwal xibaar bi di Mamadou Gueye moom mooy président club bi. ko it doonte gënaluñu parce que gis nañu ne bi ñu joxee 3 points yi tamit imposé nañu match retour contre Jaraaf ñu def ko à huis clos tëj suñu stade kenn bañ fa accéder ci supporters yi loolu nag comprendre ñu mesure bu mel noonu ndaxte Alassane Djigo bi nga xamante ni si fa la ñuy dalale suñuy gan gisuñu lu mu jote ci li xew ba war a tax ñu jël sanction jëmale ko ñun aussi au niveau de l'AS Pikine defuñu dara lu tere woon match Jaraaf bi yegg te loolu jóge ci suñu côté kon jàpp nañ ne sanction bu doon am AS Pikine amu ci lenn loo xamante ni si waroon na ko jël comme ay daan waaye nag li ñu seetlu moo di ne saa yu jafe-jafe amee su ci AS Pikine nekkee bu tooñee bu tooñul yëpp dinañ ko teg ay daan yoo xam ne méngoowul ak la mu def lii aussi vraiment lu ci ñëwaat la ñu di ko ñaawlu nag parce que dañuy demander vraiment de la considération dañuy demander respect bi tolloog AS Pikine ni mu taxawee ci championnat yaakaar naa ne bu dee amoon na ay at yoo xam ne sax defoon nañu ay erreur depuis ay at yu bëri vraiment ci wàllum fair play ci wàllum sportivité AS Pikine kenn ëppale wu ko ci donc vraiment ñu ngi laaj ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi ñu gën di bàyyi xel considération ak respect jëmale ko ci AS Pikine bu loolu weesoo nag du ñu dugal benn recours. ci wàllu làmb affiche bi ñu dëgmal affiche bu rëy diggante Gouye Gui ak Reug-Reug Sénégal Entertainment Group SEG ñi ngi daal di duppee combat boobu drapeau bi groupe Futur Média ba tax na remise drapeau bi am na sànq te it ñi ngi ko jagleel gaynde Sénégal yi nga xam ni ñoo gagné Coupe d'Afrique des Nations bi yàggul dara Modou Fall ci leeral. raaya bi jëmmal kon combat bi dox ci diggante Gouye Gui ak Reug-Reug ñu teg ko ci yoxoy directeur général bu groupe Futur Média
Sénégal Entertainment Group def li ni mel promoteur bi nii boo gisee mu tànn GFM dafa di GFM mooy jëmmal Sénégal yëpp. kay structure boo xam ne Sénégal Entertainment Group la nekk ci làmb di organiser donc nga gis GFM li mu def ci paysage médiatique sénégalais rawatina paysage médiatique Afrique sax laay wax donc nekk leader donc ñu ne léegi nañ jël drapeau bi tuddee ko groupe Futur Média ñoom ñu. ab raaya boo xamante ni directeur général bu groupe Futur Média bég na ci lool Birane Ndour ne mu ngi koy jagleel gayndey Sénégal yi nga xamante ni dañ ñu bett ak Coupe d'Afrique ci CAN bi ñu génn. di jéggalu ci élément Modou Fall boobu nga xam ni dafa am jafe-jafe ci wàllu son bi ñu leen di gërëm di leen sant loolu doon fi li gën a fës ci wàllu xibaar yi ci kanam tuuti ci nasaraan dinañ leen faram-fàccee xibaar yi ñu dellu si waat jeexale soir d'info ci wàllu nasaraan lay doon invité Seydi Gassama jërë ngeen jëf